salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum sénégalais yi nekk di ñu setaan ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk bitim réew ni ko Aliou Sané tàmbalee dañuy dellu jaale Guy Marius Sagna mi nga xam ne waajuram bu góor dafa dëddu jamono yi di ko masawu di ànd ak moom ci naqar boobee di laataamaa tàmbali gërëm ñëpp ñi nga xam ne ci semaine bii ñu génn wax nañ yéy nañ yàbbi ci situation particulièrement Simon mi nga xamante ne yaramam neexul woon wax nañ ca lañ ca mën bind nañ ca ñeneen ñi lañ ca mën ba tey jii yàlla def na am na liberté provisoire ba génn. Aliou Sané bi muy wax na ne soo xoolee dossier bi ni mu tàmbalee lu tax Y'en a marre nekk à l'aise tey toog fii di wax lu tax ñu nekk à l'aise ak suñu ay camarades FRAPP ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi soutenir combat bii nii c'est parce que ba mbir mi éclaté vidéo génn comme tous les Sénégalais dañu toog observer ñu ne ñun suñu responsabilité en tant que mouvement boo xamante ne daf fi nekk ne lépp lu dul yoon ci dëkk bi da koy kaas balaa ñoo dugg ci biir dossier bi bay xam la ca biir ci melokaan wa ñu gis dañ ciy taxaw addu ci laaj ci yoon mu def ca la ca war comme bu doon keneen Modou wala Pathé wala ku bokkee ci beneen boor na koy Y'en a marre wala FRAPP wala beneen mouvement taxawee di wax ñu ne li ñu ci gën a may à l'aise mettre à l'aise ci situation boobu mooy kilifa bi nga xamante ne moom la ñu gis ca vidéo bi moom moo njëkk a taxaw mu ne yéen kat sama gars yi bind naa damay surseoir maanaam damay ñëgandiku ci samay yëngu-yëngu ci biir mouvement bi ba ca kanam ba mbir mi leer ñu sawar lool yàkkamti lool yuuxu fépp waaw na justice def liggéeyam na justice def liggéeyam yaakaar ni bii yoon comme dafa laal activiste comme dafa laal mais vraiment koo xamante ne nii ci weneen wàll wi la féetee yoon dana def lépp luy disposition jël ko ci pour teg ko mu jaar ca yoon pour Sénégal gépp observer justice bi mën cee lenqaliku ci tilim bi ñu koy taqal boobu ba léegi ci wane sérieux ci wane ne parparloo amul ci wane ne dëgg am na ci mim réew ñu topp mbir mi enquête yi jeex ñu topp ko bu mbir mi yegg tribunal muy marde boobu Aliou Sané doon wax bi ñu paree ñu ne ah comme de kilifa escroquerie lañ ko toppee ñu ne waaw escroquerie kon ñu ne flagrant délit lañ koy def jeudi waaw ñu ne alhamdulilah parce que ñun gis nañu ay avocat wu kilifa ak Simon ànd ak dal ànd ak confiance wóolu seen bopp ci dossier bi yàkkamtu ñoon lu dul dem taxaw janoog juge ak procureur pour lijjanti seen ay clients mais diggante 17h 19h ñu changé ko yóbbu ko instruction parce que ils se sont rendu compte que bu ñu ko yóbbuwoon flagrant délit te amul benn plaignant loolu déjà juge bi danaa leen da ngeen maa yàpp waaye lu ne fàng kenn du ko jeex lan moo war a mën a yóbbu dossier bii nii instruction bu fekkente ne ci vidéo dong la ñuy wéeru vidéo yaa ngi fi disponible na kon lan moo ko war a mën a yóbbu instruction tey xel tàmbalee tey ci na ko nit ñi commencé organiser parce que bu nekkee da nga ne kii escroquerie laa ko toppee la tax ma woo ko ay vidéo la yoo xamante ne mi ngi tasaaroo ci internet bi kon kay flagrant délit la soo ko yóbbee instruction mooy dossier bi nekkatul dossier civil c'est devenu un dossier politique lu tax parce que Kilifeu ak Simon seen taxawaay ci mim réew parce que Kilifeu ak Simon li ñuy représenté ci mim réew ci côté activiste looloo waral ñu changer lépp pour mën caa parparloo fayantoo def seen ay yëf yi ñàkk fayda nga gis ni procureur amee imagination procureur bi son imagination est très fertile même parce que chef d'accusation yam teg ca ndodd Simon ak Kilifeu dafa mujj doy waar nga gis ne que ñii temps bi ñuy jël ci def ko ci xalaat lu bon bu ñu ko defoon un quart bi ci xalaat lu baax réew mi jëm na kanam parce que loo xam ne sur la base de vidéo ne nga ne moom nga vidéo boo xamante ne nañ ko collecté diffusé ko toll nañ ca Kilifeu porte ca plainte
ba tey kenn owu ca kenn bàyyi nañ lu tolloog weer moom ci boppam ñu koy soog a woo ndax naan ko da ngay dëggal sa plainte mu ne waaw ñu bàyyiwaat weer woowuñ keneen ci dossier boobu noonu te ñëpp xam nañ ne vidéo bi dañ ko jël te yëgu ko ñu publier ko mais am na fu mu jaar parce que bu fekkente ne ka def vidéo bi muy Thier ma nga ca kaso ba vidéo bi rombut moom ay avocat am rombut gendarmerie ba rombut parquet kon kan la ñuy protéger aujourd'hui ba nangu ñëw wéyal enquête boobu kan la état du Sénégal wala boog police bi wala ku mu munti doon di protéger ci dossier bi ba tax nangu ñëw woo kenn ci plainte bi nga xam ne kilifa def na ko pour ñu addu ci mbirum collecte ak diffusion de données à caractère personnel muy lu ko loi may. kon l'avocat yi dugal demande de liberté provisoire ñu lànk l'avocat yi dugalaat ñu lànkaat ci ñoo xamante ne nii répondre nañ ci lépp li nga xam ne moom la yoon maye pour ñu may leen liberté provisoire damay taxaw foofu tuuti ne du rek kilifa ak Simon parce que am nañ xëy na ñu taxaw di leen waxal képp koo xam ne dañ laa jàpp fii ci mim réew loi moo la may ne su nekkente ne yow ponk yi ñu laaj pour mën laa may liberté provisoire ponk yooyu ma nga ak yow ñu may la liberté provisoire mooy maanaam yaa ngi dëkk ci réew mi te xam nañ sa adresse am nga fi njaboot te xam nañ fan lañ dëkk fii ngay liggéeyee te xam nañ nan ngay def loolu bokk na ci ñetti garantie yi ëpp solo pour ñu mun laa may liberté provisoire te dafe naa ne kilifa ak Simon am nañ ko. Simon it rax ci dolli yaramam neexut muy feebar boo xam ne da ko topp depuis 2017 bokk ci ñëw dolleeku Sénégalais yi wax ci ñu ragal gilaawaale dal leen ci biir kaso bi looloo tax ñu bàyyi Simon waaye dama bëgg ngeen xam ne du parce que procureur bi dafa baax attention procureur bi baaxul de procureur bi gentillul de procureur bi mayul Simon liberté provisoire parce que dafa feebar il était dos au mur parce que Simon dafa répondre ci lépp loo xam ne moom la ñuy laaj ci ay ponk il n'avait pas le choix de la même manière que amul choix ci situation kilifa bi waaye fayantoo lañ ci gis ak xoqatal ak kum tappale parce que teguñ ko fenn fi ñu leen ko mënut may du ma delluwaat sax di tudd ay Bougazelli di ci boole kilifa toftal turu kilifa ak Bougazelli yépp kilifa la toftal turu bandi de grand chemin yi nekk ci réew mi di sàcc di taxawaalu ak turu kilifa yépp kilifa la parce que taxawaayam ci mi réew mayul benn Sénégalais muy toftal turam di ko méngale ak kum ci mënta doon ci ces voyous de la République yi nga xam ne ñu ngi taxawaalu nekk ci seen ay soxla kon Sénégal ñun ñëpp ñoo ko gisandoo yoon moo nekk di jeng yoonu Sénégal moo nekk di def la ko neex di fayantoo ci yu ñàkk fayda di nekk ci ay détails nañu bàyyi doomu jàmbur mu génn te ñu gaaw juger cette affaire et attention Simon sax liberté provisoire am bi dañ cee ñambaas lu ñuy woowee maanaam contrôle judiciaire maanaam mayuñ ko rek ne ko demal nga toog dañ ko may ne ko chaque le 5 ñëwal nga wuyu si amoo droit bouger amoo droit kon lan la ñuy xaar ci juger cette affaire parce que bu nekkente ne yow déglu nga leen sur le fond du dossier kon kay jeex na xanaa dem procès moo tax mais li ngeen bëgg a def mooy téye ko di ko dilatoire mu nekk épée de Damoclès ngeen téye leen di leen xool di leen observer bu élection ñëwee bu kilifa ak Simon génnee wax ngeen ne wax ngeen kon kaay leen comme li ngeen bëggoon def ci Barthélemy comme li ngeen bëggoon def ci keneen ak keneen mais loolu la ñu wax du fi amee ñun li ñu bëgg mooy ñun ñëpp askanu Sénégal li ñu bëgg mooy mbir mi leer dañoo bëgg mbir mi leer est-ce que musuma gis ci histoire réew nit ku ñu tuumaal mu ne iwaay dimbali leen ma ngeen juger ma ña muy àndal ne dimbali leen ñu ngeen juger ñu que lumière soit faite sur cette affaire le Sénégal a besoin de Simon le Sénégal a besoin de kilifa nañ leen yóbbu ñu àtte leen tega tembe nañu may kilifa liberté provisoire parce que dafa répondre à normes yi ñu laaj yépp kon nag Aliou Sané wax na ko léegi kilifa xëy na moom mooy point de départ pour ñun mais yoon mi ngi jeng ci bépp sénégalais yoon mi ngi jeng ci bépp sénégalais tey jii yow boo féetewu APR am nga ay garantie sa garantie mooy lu la neex waxal lu la neex defal foo dugg foo jëm kenn du la laal kenn du la xoqatal utal say nervi dóoreel jëlal say jaasi dóoral waxal lu la neex kenn du la xoqatal kenn du la laal waaye ku féetee ci kujje gi wala ku ñu jàpp ne activiste nga yow moom
sa tànk doo ko yëkkati sa kàddu du jib kon yoon mi ngi jeng te dinañ ci oote ndaje mu rëy ànd ceeg sénégalais yépp ñu def marche bu am fulla ak fayda laaj suñu justice bi mu bàyyi ni mu nekkee parce que dafa yàq image du Sénégal dafa ruusloo sénégalais yi tey jii kenn amatul fierté ci justice bi nga xamante ne nii nguurub Macky Sall da ko jël def ko yatam bu muy dóoree képp koo xam ne féetewoo ci wàllam et que loolu constat la bu bépp sénégalais def et ci loolu la ñu wax ne dañ ci war a taxaw xeex ci ba am ci ay jéego pour que Sénégal mën a delluwaat nekk un pays boo xam ne dañ koy woowee état de droit aujourd'hui kenn mënatul wax waxu droit fii au Sénégal et je pense que Y en a marre ci comportement bi mu adapté woon c'était un comportement pour man bu juge yi procureur yi justice bi jël exemple ne attention organisation bi kat wane nañ responsabilité parce que tudd nañ seen ay nit ci ab mbir nee nañ na ko yoon leeral waaye yoon bii moom ku ko bàyyeeg nit wala ku ko bàyyeeg mbir ma dana nasax wala mbir ma dana naxsaay te doo ci am mujj gu baax ndax la ñuy nekkee lu dul safaan lañ nekkee ci dëkk bi et loolu dinañ ci jóg ci jamono yu néew a néew indi ci marche bu am solo pour que mu leer waaye tàggatem bi jàpp leen ne kilifa amatul lu muy def ci kaso bi parce que répondre na à toutes les normes yi nga xam ne moom la ñu laaj pour may ko liberté provisoire képp ku nekk foofee ca Rebeuss nekk en détention tey demande de liberté provisoire tamit te répondre ci ponk ya ñu laaj dañ la war a jox liberté provisoire kon du kilifa rek képp kuy sénégalais nekk ci kaso bi tey nañ la jox liberté provisoire bu dee yaa ngi répondre ci norme ya tax ñu war ko joxe suñ ko joxee ñenn ñi pourquoi ñu koy bañal ñeneen ñi te ñu génne loxol politique ci yenn dossiers yi ci mim réew buñ buggee réew mi nit ñi am jàmm nekk si jàmm loolu laa ci bëggoon a sànneegum ci ay kàddu di taaxirlu seeni question bu dee am na ñu mën a wëyal waaw ñu manifestation yi ñu wax ne moom la ñuy jëbal incha allah danañ ci continuer waxtaan ak ñi ñu ciy waxtaanal mooy ñeneen ñi nga xamante ne ñu ne ñoom ñoo nekk ci mbedd mi saa su ne waaye buñ ci paree rek ba noppi ba war koo jibal di ngeen ci am information yëpp waaye xam naa ne yàggatul manifestation yi nag comme suñu waa ji ni mu ko waxee li ko wund du nekk kilifa ndax yoon a ngi jeng 2015 lañ ko lancé woon ci jamonoy waa Colobane ya ci jamonoy bi nga xamante ne Macky Sall mi ngi commencé ñuy gis manipulation bi am ci biir justice Sénégal ca lañ njëkkoon wax yoon a ngi jeng boo xoolee internet di nga ko gis kon du tey lañ ko tàmbali waaye c'est vrai kaaw kilifa bi dafa ñëw dëggal ko moo tax ñu war a jëmmalaat yoon a ngi jeng boobu pour wàccaat ci tali bi parce que à travers kilifa mun nañ cee jaar fajaale problème wu yeneen i sénégalais yoo xam ne ña nga ca situation bi kilifa tollu tey looloo waral loolee et nous sommes très à l'aise pour le dire beneen bi mooy waaw xam nga Thier bu fekkee dafa nekk ci biir kaso lu nekk ci téléphone am génn ñett nit ñoo ko mën a génnee mooy avocat am la wala gendarmerie la wala waa parquet la ñett ñooñu rek foofu rek la mën a jaar. man mën nañu bañ a jàpp li ñu yaakaaroon ci Thier. lu ñu yaakaaroon ci Thier xaw ma nag lan ngeen yaakaaroon ci Thier sincèrement. comme dafa trahir ay xaritam partage vidéo yi loolu du ma ci dugg ci loo xamante ne ci dossier bi la nekk loolu du ma ci dugg du ma ci sori li ma mën a wax daal mooy ne jàpp nañ ko ci kaso bi ci ginnaawam ñu ngi ko jàpp le 14 juillet première vidéo mi ngi génn le 24 juillet donc am na fukki fan ci diggante bi ñu ko jàppee ak bi vidéo yi di génn kon ka yor vidéo yi ba génne ko kooku moom la ñuy protéger jamono ji moom la ñuy bañ nit ñi xam ko parce que bu ko nit ñi xamee Alioune wax na la ko benn pièce la ci puzzle bi lu bëri dana leer ci dossier bi kon lu tax ñu koy protéger ak kan moo koy protéger na cybercriminalité def liggéey ñun loolu rek lañ ñaan loolu la ñu wax ndax ñun ay noonu leeral lañ ndax dañoo duut baaraam leeral non duutuñu baaraam leeral média la c'est un média bu jot information diffusée la ko ci daan wala la ko ci dul daan loolu moom ak yoon li yoon wax ci texte yi wax loolu bu yeggee mook yoon ci texte yi dañ ko wax loolu ñun amuñu problème ak benn média te duñu am problème ak média parce que média yi seen rôle ngeen di def mais nag bu ñu yeggee ca cappaandaw ga comme mënu ma cee wax ci mbirum dossier bi foofu laa ci mën a yem ci jamono ji foofu laa ci mën a yem. beneen mbir bi non c'est pas une interview. oui beneen mbir bi bëggoon naa ci taxaw trop parce que yàgg nañu assimiler affaire ñoom kilifa bi ak affaire député yi te ba ñu defee l'enquête ca biir dig ci ñaari waxtu xam nañ ne ñaari affaires yi bokkut parce que tamit
kilifa vidéo bi génn na depuis juillet ñu ngi ko soog a oo 7 septembre 8 septembre lañ ko woo parce que le 6 septembre affaire u passeport diplomatique yi ci député yi ñu ciy tudd dafa éclaté ñu bëgg a créer seen contre-feu bëgg a indi lënt ak lëndëm ci xelu sénégalais yi looloo tax ñu woo kilifa tey jii suñ tuddul woon ay député ci mbirum passeport diplomatique góob na dinañ oo kilifa parce que amuñu élément boobu noonu parce que vidéo yooyu noonu c'est irrecevable devant la justice kon ñoom procureur ñoo la gën a xam li ñu def vidéo yi ñoom xam nañ ne c'est illégal nga woo ci doomu aadama waaye pour créer seen contre-feu parce que wax nañ ay député Benno Bokk Yaakaar ci mbirum passeport diplomatique te dégg nañ ci vidéo bi mbirum passeport diplomatique ñu jéem a créer le lien mais bi ñu l'enquêté xam nañ ne amul lien leer na la preuve bi kilifa ak Simon di génn dig ñu leen di yóbbu parquet lañ wax mooy escroquerie kon bu kenn indi ci amalgame boobu di wax naan dossier passeport ak présumé non ñaari dossiers yi bokkul te bu leen kenn tëkkaleeti bokkul loolu mooy dëgg bu leen kenn tëkkale parce que bokkul maintenant médiation pour lan nit ki droit am la àqam ak yelleefam la yoon moo ko may nañ ko may liberté provisoire nañ leen may liberté provisoire nañu leen atte ñun loolu rek la ñu wax loolu rek la ñu ñaan kon jàpp naa ne looloo fi jiboon ci ay question merci mu waaw xam nañ ne par exemple Thierno Diallo si kii bu am que c'est un vulgaire voleur que c'est un maître chanteur et qu'il a fait pas mal de vidéos par rapport ak autorité bi bëri fii da leen di chanteloo ku mel noonu moo dugal tey kilifa ci biir prison bi par rapport ak kilifa li mu def Sénégal yëpp li mu def Afrique yëpp est-ce que tey seen mouvement bi vous n'avez pas un sentiment de dégoût jusqu'à vous dire que ne jaratul sax ngeen di xeexal Sénégalais yi. non du tout moi je pense que tey ci mbirum affaire kilifa ak Simon bi laa xamee dayo bi sénégalais yi am ci mouvement Y'en a marre en particulier ci laa xamee teg bi ñu teg ak fonk bi ñu fonk Y'en a marre ndax j'ai vu des sénégalais yu naqarlu yu amul leen métti j'ai vu des sénégalais yoo xamante ne nii ci lay soog a man comprendre vraiment fi niveau bi ñu aj suñu jëmm yu amul solo yii kon dama leen di gën a delloo njukkal ñëpp ñuy jàppale waaye rek dama leen di ñaaxaat ci situation bi que ne nag aujourd'hui ñun ak ñoom ñëpp ñoo toogoon di observer am yaakaar que ne justice bi dana def liggéey bi war ci dossier bii waaye safaan wala ñu gis moo tax aujourd'hui amatul toog di xaar dañu bëgg ñu régler cette histoire lu mu gën a gaawee kon sénégalais yi ci côté boobu dama leen di wax ngàcce ngalaam waaye nag labbali fas terewul fas bi moom il faut ñu gën koo labbali kon di ñaan sénégalais yi di woo sénégalais yi ne leen gis ngeen taxawaay bi ci Y'en a marre am bi mbir mi taxawee kon nag tey bu ñu jógee te yéen xam ngeen li waral ñu jóg mooy que ne dañu toog gis yoon nag di nangu la kilifa moom muy ay àqam kon duñ nag setaan yoon di nangu ay àqu kilifa. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax